إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci ziyaar bi su Serigne Babacar Sy Mansour al Khalifa ak rakkam sëñ Maodo Sy Dabakh sëñ Babacar Sy Abdou ak njabootu maam Cheikh Seydi Hadji Malick gépp. mbokk yi xam ngeen ni sëñ Babacar Sy Mansour ca burdu mu jëlu burdu ba la waxoon taalibe yi bëgg naa jubli ci jumaay liggéey jumaay Tiwaawan. liggéey jumaay Tiwaawan xam ngeen ni mag ñi maamam Cheikh Seydi Hadji Malick moo ko sampoon sëñ Babacar Sy radiyallahu taala xan mi njëkk a nekk xalifa bi ñëw am ci liggéey sëñ Abdou Aziz Malick Dabakh ca xalaatam ni nanu ko yokk mu dëppoo ak jamono. sëñ Mansour borom daara yi liggéey ci sëñ Cheikh Ahmed Tidiane ci joxe ci ndigal sëñ Abdou Aziz Al Amin mi nga xam ni borom gis-gis bu sori la am ci taxawaay mu làqu sëñ Babacar Sy Mansour yàlla na ko fi yàgg téwér toog ci xalifa bi mu ni bëgg nañu jublu ci liggéeyu jumaa yi Tiwaawan wax ko ci mu jëlu burdu jàkk gàmmu gi waaye tànn ay nit yoo xam ne ñooy wuutu mboolem taalibe yi ci liggéey bi ci li nga xam ne mooy jublu ci liggéeyu jumaa Tiwaawan taxawal génn kuréel jamaatur nuur al sunniya jël ay taalibe boromi pas-pas ñu wuutiw ci mbooleem taalibe yi ci wàllu liggéey Tiwaawan 14 septembre 2020 14 septembre 2020 ñu door ak yéen plateau bi nga xam ni dañ ciy dàkk ñaar muy benn saan jam ñaari picc indi ci li nga xam mooy anniversaire wala sëñ Abdou Aziz Malick Dabakh waaye indaale ci li nga xam ni mooy plateau bi njëkk a def di ci sàkku nit ñi ñu indi dugal seen alal ci jumaa ji taalibe yi xër dugal ci seen alal sëriñ bi ni nanu door liggéey bi 14 septembre dellu si ñu àndaat plateau indi waat leen li nga xam ni moom la taalibe yi soxla ci li nga xam ni moom lañ bëgg a xam ci jumaa ji tey ñu tàmmoon leen ay plateau nag te wax day tungoom jëf bëgg a tungoom jëf moo tax ma ñëw tey fii fi nga xam ne mooy chantier bi fii ci jumaa ji ànd ci ak techniciens yi waaye gros œuvre yi jeex na damay ànd ñi nga xam ne ñoo yor loo technique yi ku ci nekk te fa nga féete nga wax ma fan nga ci toll pour ñu mën ko jël. kon mbokk yi dama leen di ñaan ma ànd ak yéen ñu topp li nga xam ne mooy ngeen topp ma ci biir ma ñi nga xam ne ñoo yor loo technique ku ci ne ma laaj la fan nga toll ak fan nga jëme liggéey bi ñu mën koo xamandoo ndax nit bu dugalee alalam fenn war naa xam lan lay jur ak fan la ca toll kon mbokk yi ngeen topp ma ñu dem. fa yaa hayyu yaa qayyuum ya Allahu rabbana ilayka tawassalna bi xayril bariyati fa yaa hayyu yaa qayyuum ya Allahu rabbana إليك توسلنا لخير البرية. jërëjëf maa ngi tudd Maodo Malick Faye di architecte projet bi di maître d'œuvre projet bi loolu mooy fi nekk suma liggéey li ma mën a wax ci liggéey bi mooy di sant yàlla bu baax fi ñu toll di gërëm suñu sëriñ di ko ñaanalit di ñaan yàlla mu may ñu yeggali ko ak famille Seydi Hadji Malick ak yëpp ñu fekk ku julli ci ay at li ñu mën a wax ci bâtiment bi dañ fi fekkoon benn bâtiment bu fi newoon pendant lu mat ñeent fukki at yoo xam ne Maulana El Hadji Abdou Aziz Dabakh moo ko fi defoon bâtiment boobu ci ni mu toll woon daan nañ ko gis ci photo mu am benn soro nekk à peu près 4000 mètres carrés bi ñu yegsee aussi commencé fekk fi ay dôme
ak ay daal yoo xam ne ndox bi daf si yàggoon ñu def analyse de solidité boo xam ne daf ñu wax ne dañ ko war a dindi defaraat bi ñu yegsee ba di toj ba di def sëriñ bi nañu toj du tabax moo tax ñuy toj di tabax di xalaat ba yegsi fii liñ fi yegsi ci 4000 mètres carrés yi ma la waxoon dañu ñëw yokk ci parce que place su jigéen ñi prévoir woon nañ ko mais kenn tabaxu ko moo taxit bi ñu yegsee di ngeen ko gisee ñu am bâtiment principal bi ak partie boo xam ne dañ ko yokk muy extension yu góor ñu def extension yu jigéen ñi bu ci nekk 1800 mètres carrés la jumaaw Seydi Hadji Malick bi fi newoon dañ ko couvrir mu am doom ci kawam bu def 32 mètres moom it espace de prière bu am 1200 mètres carrés la ñu boole ci ensemble bi dina nekk 10 000 mètres carrés yoo xam ne comme ni ma la ko waxee 18 000 personnes mun nañ si julli leneen li nekk ci jumaa ji du rek yaatuwaay bi ci suuf mais mooy surtout li ñuy wax volume parce que dafa kawe dafa siggi ba boo xoolee à part côté Seydi Hadji Malick bi nekk à peu près 7 mètres 6 mètres 85 leneen yi yëpp 14 mètres 16 mètres ba nga xam ne doom bu mag bi hauteur bi 34 mètres la largeur am di 34 mètres boo nee 34 mètres ci kaw yaa ngi wax presque 11 étages donc nga xam ne siggi na siggi bu am maana leneen li ne ci biir moolu mooy tax mu gën a éclairer gën a ventiler même su fekkee ne dañ ko prévoir climatiser moom ñëpp leneen li ngeen gis muy bâtiment bi nekk ci biir nee naa la aussi benn soroor lañ fi amoon fekkoon buy 82 mètres tabax nañu ñaari soroor benn ci côté jigéen ñi benn ci côté góor ñi bu nekk 56 mètres la mesure yooyu nag ay ndigal yu fi Maolana El Hadj Abdou bàyyi woon ci hauteur yi moom la ñu suivre fa bâtiment ba ne woon fa lañ ko def xanaa dañ ko siggil yaatal ko li ngeen di gis ci côté bi mooy toilette yi nga xam ne moom la ñu jaglee jumaa ji ndigal lañ ci am pour suul ko buñ ko suulee it xalaat bi may nañu ñu ne nuñ koy ventiler nuñ koy éclairer looloo tax boo gisee dañ ko def ñaari niveau bi ci suuf fa la toilette yi ne ak jàppukaay yi niveau bi ci kaw dañ ko defal daal ba nga xam ne day éclairer di ventiler ci biir it ñu def ci li ñuy wax ventilation mécanique contrôlée boo xam ne day xëcc ak di delloo di dindi xet yi di def air bu bees nañ cay demee nag lu am njëriñ la dañu am ay ascenseur ci côté jigéen ñi ñaari ascenseur côté góor ñi ñaari escalier booy duggee ñaari escalier yooyu génne ci côté bu ne li ko waral du dara lu dul norme yi li ñuy wax norme anti panique bu problème amee ñëpp duñu dem ci benn place ñi dañuy génne nii ñuy génne nële 34 toilettes mooy yu jigéen ñi 62 yu góor ñi leneen li nga xam ne moom laa ci mun yokk mooy dañu prévoir feneen ñi nga xam ne dañu am fauteuil roulant ba tax na ascenseur yeeg dugguwaay bu yomb bi dañ ko jagleel ñi nga xam ne seen tànk dëgërul waaw am na ci aussi ay toilettes ñu mel noonu ñi nga xam ne dafa am jàppukaay comme bu handicapé yoo xam ne ñeent la ñu am ci góor ñi ñeent ci jigéen ñi. fa bayna yaday mawlaaya ma ziltu waaqifan zalilan haqiran mustagiisan li shiddati fa anta ilaahi ya mujibu liman daa da'awtuka ya sattaaru fastur maibati. man sama rôle moom mooy su ñu nee loo technique bëri na ay domaines tels que l'électricité, la plomberie, la sonorisation, la sécurité incendie, le contrôle d'accès, la vidéosurveillance et la climatisation. Donc loo yooyu yëpp ci sama supervision lay tegu supervision nu muy demee moom mooy am na bureau d'étude moo xam ne moom mooy def études yi bu ko defee mu jox ma plan yi ñu xool waxtaan si xool li ñu mën a réaliser ak lu ñu mën a contrôler ak lu ñu mën a confirmer ak lu ñu mën a dindi. Après ça également su fekkente ne aussi entreprise bi jox nañ ko projet bi moom itam bu defee ay prestations wala bu defee benn plan d'exécution ñun la koy yónnee pour ñu valider xool lu mën a nekk ak lu mënta nekk en fonction réalité wu terrain bi aussi en fonction budget bi donc en gros man loolu mooy sama liggéey ci loolu laay liggéey ci loolu la ñuy kii
boo xoolee chantier bi am na ay lots yoo xam ne commencé nañ électricité bi moom day ànd ak plomberie bi dañuy ànd ak gros œuvre bi dans la mesure où dafa am ay réservation am ne war nañ ko def en termes de câble et de descente eau pluviale évacuation eaux usées yëpp war nañ ko prévoir. ci avancement bi aussi da ngay gis climatisation également commencé na poser ay équipements am en commençant par le réseau eau glacée ak quelques échantillons de gaine pour permettre tey architecte bi mu xool moom nu ban contrainte lay respecter pour faux plafond am. Donc en résumé loolu rek sonorisation bi aussi ak yeneen corps détail ñu ngi ci phase du tirage câble ñu ngi avancé bu baax alhamdulilah am nañ yaakaar ni balaa weer bi di dee maximum de câble en tout cas courant faible ñu mën ko boucler bu des courant fort bi nga xam ne li ko gën a principaliser moom mooy partie réseau extérieur bi te ñu ngi ciy liggéey am nañ yaqin ne d'ici quelque temps incha allah dinañ على همتي فاجعل إلهي علية لأصرت حرا خالصا كل وجهتي فيا رب إما كنت غيرك أتجي فما بالنا يوم الجزاء وحيلتي ألا خاب آمالي لغيرك ربنا كمن غلقت إلا إليك طريقتي maa yore climatisation bi pour mosquée bi climatisation xam nga surface mosquée bi yëpp li ñu war a climatiser ça fait 7300 mètres carrés du lu tuuti ba pare hauteur bi aussi c'est un défi parce que fi mu ne nii ñu ngi 11 mètres am na partie boo xamante ne 14 mètres la donc pour que nga mën a ëpp ngelaw li mu ñëw ba ci kaw nit ñi te du leen gêner. c'est xaw na jafe tuuti donc principe bi lu ñu prévoir mooy climatisation eau glacée ndox mi la ñuy seddal ba mu wàcc température bi ñëw ba 7 degré ndox mu sedd moomu la ñuy envoyé ci ay tuyaux mooy ñëw yéeg ci kaw dina am ay appareils yi nekk ci kaw. am na appareil yoo mën a war. waaw actuellement appareil yi nekkagul fii mais dañ ko schématiser nii appareil bi ak lii mooy yóbbu ngelaw li pour ëff ko ci salle bi léegi dina am ay buse yu nekk ci biir buse yooyu am na échantillon bu ñu monté fële après bu ñu demee côté boobu di ngeen ko gis donc tuyaux yi comme genre tuyaux yu vert yi ñooy indi ndox mi fii dina am 7 appareils. yi nekk fii mi ngi nii voilà donc mooy indi ndox mi aller retour la ndox mu sedd bi 7 degré la bu ñëwee dugg ci appareil yi nekk fii mu seddal ngelaw li température bi yegg de 5 degré mu dem ba 12 degré mu delluwaat ci machine bi koy seddal encore. est-ce que mën na dem nga woon ma yeneen disposition. voilà. ومن حيل المختار من أي حيلتي شماتة شمات وكشف لكاشف donc au total 39 appareils yu mel nii ñoo fi nekk léegi fi am galerie comme ci biti nii appareils yi ci biti la ñuy nekk du nekk ci foofu plafond bi fële puisque amul galerie appareil ci biir foofu plafond bi lay nekk voilà donc léegi appareil bi nekk ci biti noonu mooy souffler ni ci genre guet lañ koy oowee mooy indi ngelaw li ci biir léegi ngelaw li koy ëf ci biir mi ngi nii di nga mooy bouche yu rond yooyu ñiy faral di tukki dinañ ko gis ci aéroport yeeg yooyu mooy pour climatiser surface yu mag yi nga xam ne dafa am hauteur ci kaw voilà genre bouche yi ñooy tax ba ngelaw li dem fu ñu ko soxla te du gêner nit ñi voilà bokkul ak mosquée fii lu ñu faral di gis mooy ay armoire ñu teg ko ci biir mosquée bi day indi bruit ba pare day ëff ngelaw li ci kaw nit ñi su ko defee dañuy gêné wu ñi jege armoire yi dañuy yëg sedd ñi ko sore duñ ko yëg dañuy tàng sax
alors que fii seddaay bi dina répartir de façon uniforme foo nekk ci mosquée bi rek di nga yëg seddaay bi te du la gêner vitesse wu ngelaw bi du la gêner voilà donc moo nekk ni côté partie El Hadj Malick Sy radiyallahu anhu alors moom partie climatisation bi ñuy wax VRV volume de réfrigérant variable mi nga xam ne du am ndox mais gaz rek lay am gaz boobu day ñëw ci appareil yi genre appareil yi moo nekk nii tamit fii voilà mooy appareil yi donc gaz bi mooy ñëw fii seddal ngelaw li directement après ñu soufflé ko ci biir salle bi voilà parce que fii moo gën a gàtt donc amul même système de soufflage que yeneen yi voilà. mais bu dee fii nga xam ne voilà bi dafa yaatu. voilà fii nga xam ne dafa yaatu te kawe. dem ba 14 mètres. donc nga fa xam ne fii dafa yaatu ba pare kawe gën a kawe mooy 14 mètres dañu am ay appareil ay centrale de traitement d'air yi nga xam ne ci kaw terrasse bi lay nekk yooyu 20 centrale la centrale bu nekk puissance am mi ngi toll ba presque 70 kilowatts 70 kilowatts boo c'était climatiseur 1 cheval 7 kilowatts la donc 70 kilowatts donc ça fait presque climatiseur 70 climatiseurs pratiquement mooy benn appareil bi nekk ci kaw donc 20 moo ci nekk pour climatiser partie bi dégg nga donc fii ak fii côté homme ak côté femme 39 appareils moo ci nekk au total. 39 appareils léegi partie VRV bi à peu près y a une vingtaine d'appareils aussi yi nga xam ne ñoom ñooy comme genre appareils yi y a une vingtaine ñooy climatiser côté bi voilà léegi côté bureau ci minaret bi aussi am na ay climatiseurs VRV comme fii yu climatiser bureau yi léegi leneen lu bees aussi am na ci mosquée bi parce que c'est une mosquée intelligente jumtukaay xaral yi fi nekk yëpp dina permettre nit ñi lépp lu pan ci mosquée bi ñu mën ko xam ci ordinateur la ñuy taalee climatiseurs yi ci lañ koy fayee ci lañ koy régler et partie bu pan rek dinañ xam exactement lan moo pan ci système bi beneen système aussi am na buntu yi yëpp dañu am li ñuy wax rideau d'air bi mooy tax buñ ko taalee mën nañ tijji buntu yi te seddaay bi ci biir du génn ci biti. voilà. kon bu dee partie jigéen yi tamit comme dañ leen di séparer. voilà même système comme partie góor yi. voilà bu dee fële ci minaret bi. voilà fii imam bi di nekk. voilà foofu aussi day am climatisation boppam. VRV la mooy volume de réfrigération variable unité yi nekk ci biir comme genre yi day nekk ci faux plafond bi mu am grille buy souffler mu am appareil yi nekk ci biti ñoom ñooy évacuer chaleur bi. jërëjëf voilà jërëjëf voilà très bien وأزكى صلاة الله ثم سلامه على خير خلق الله من غير ثنيتي مع الآل والأصحاب بما ذر شارق وما قال داعيا présentement ci jumaa ji ñu ngi fi war a def sécurité alarme incendie sécurité de contrôle d'accès ak vidéosurveillance moom mooy caméra yi képp ku dugg wala ku génn ci jumaa ji ñu xam kañ nga fi dugg ak kañ nga fi génn contrôle d'accès bi mooy bépp bunt ci jumaa ji dañuy am système de lecteur de badge wala salle de supervision bii nekk ci biir ñoo lay ubbil tey ubbi bi mun nañ ne buntu tel heure tel ba heure tel lay ubbeeku heure tel mu tëju c'est-à-dire que sécurité mun nañ ne jumaa intelligente la ñuy def
alarme incendie bi moom mooy système de détection de fumée wala température système de détection bi ay détecteur à point la wala ay détecteur linéaire yoo xamante ni day dox comme ay faisceau faisceau de largeur 15 mètres longueur minimum 100 mètres loolu ñett système yooyu lañ ciy def ci résumé ci li ñu war a def ci jumaa ji. non seulement prévoir nañ détection incendie détection électronique mais am na aussi ay extincteurs yoo xamante ni bis boo gisee début d' incendie waxuma incendie mais luy waaj a jóg sax mun nga ko utiliser pour fay ko. ñu ngi sant yàlla bu baax di fiñ ci toll di wax ne liñ ci def yëpp dañ ko def ci digal li nga xam ne moom lañ jot xel mi dañu koo jox ñun ñu jéem ko xool techniquement nan lañ koy defe wane ko bañ nañu baax na donc toilette yi dafa nekk ci suuf ni ko architecte bi expliqué ci sànq mooy dañuy permettre ñu def ventilation naturelle ak ventilation mécanique pour assister fi mu ne nii actuellement jumaa ji yëpp boo doon xayma gros œuvre bi ñu ngi à 90%. c'est-à-dire tey jii jumaa ji am na partie yoo xam ne dañ koy commencé libérer pour mën a tax waa second œuvre bi commencé ñëw ndax second œuvre bi sax loo technique yi muy électricité muy plomberie muy sonorisation muy climatisation muy contrôle d' accès ak vidéosurveillance ñooñu commencé nañ passé seen ay fil ak seen i câble léegi li des mooy ñu indi ñi nga xam ne ñooy décorer loolu tamit jot nañ offre yi di ko analyser actuellement. kon fi mu ne liggéey bi fi nga xam ne tey jii toll na fi liñ mën a wax mooy CDE mi nga xamee ne moo yor gros œuvre bi yor électricité yor plomberie ñoom actuellement ci gros œuvre bi ñu ngi 90%. SG équipe yi nga xam ne waxtaan ngeen ak ñoom sànq Traoré ñu yor plomberie bi ñoom ñu ngi commencé nañ liggéey bi commandé nañ matériel sonorisation bi jot nañ bon de commande bi commandé nañ matériel bi sonorisation bi dem ci jumaa ji yëpp parce que sonorisation jumaa ji lu tax mu jafe mooy commande ji comme dafa rëy 10 000 mètres carrés il faut que nit ñi mu bañ a tànqal sonorisation bi tamit bañ a tànqal nit ñi donc dañ ci def ay études ba nga xamee ne études yooyu moo tax ñu jënd matériel bi nga xam ne moom lañ ciy def ñu jox ko benn compagnie V12 Events mu koy def. donc liggéeyu jumaa ji comme nu mu tëddee entreprise bi nga xamante ni moom moo yor gros œuvre moom mooy CDE moo yoraale électricité yor plomberie yor li nga xamante ni moom mooy étanchéité donc soo gisee am solo bi nga xamante ni liggéey bi am na ko solo ñu teg ko ci entreprise boo xamante ni loxoom CDE am na expérience ci genre travaux yu mel nii soo fi gisee li mu fi déployé ci matériel am nañ fi yeneen gis lu mat 5 grue mobile mi ngi fi 2 grue fixe mi ngi fi centrale à béton mi ngi fi plus de 400 personnes ñu fi xëy chaque jour di fi liggéey donc am dayoo bi nga xamante ni liggéey bi am na ko CDE direction générale boole ci accompagne tey jii ba ñu mën a taxaw liggéey lu toll nii donc liggéey fi mu toll bi ñu naan gros œuvre bi c'est terminé à presque 90%. donc li gënoon jafe ci liggéey bi liggéey la boo xamante ni du liggéey bu comme bu simple comme bâtiment wala immeuble mais liggéey jumaa dafa xaw a complexe forme yi jafe la architecte bi day xalaat bu xalaatee jox bureau d'étude bi calculer mu jox ñun entreprise balaa ñuy exécuter ñun tamit foog ñu xool méthodologie d'exécution yëpp foog ñu xool ko te délai liggéey bi doon na délai yoo xamante ni délai yu serré la donc loolu yëpp dañ ci doon tenir compte mais jumaa ji soo xoolee fulla bi ko entreprise bi jox nga xool bi ñu démarré daaw bu ñu fi ñëwee 14 septembre ak ren 14 septembre 2022 ci diggante bi li ñu fi def ci liggéey donc daw nañ fi lu bare liggéey nañ fi guddi liggéey nañ fi bëccëg liggéey nañ fi suba liggéey nañ fi ngoon. plomberie bi actuellement ñu ngi def carottage yi pour descente eaux pluviales yi fële tam broc toilette yi tamit semaine prochaine dinañ commencer li nga xamante ne moom mooy pose conduite pour évacuation yi. électricité bi gis nga frottage yu dal yëpp def nañ ko tey jii pose chemin des câbles pour permettre l'eau technique yëpp fi ñuy jaar moom la ñu nekk di def actuellement par rapport ak l'électricité donc gros œuvre bi li gënoon jafe mooy coulage coupole yi gis nga ko coupole bi nga xamante ne moom moo gën a mag mooy coupole bi nga xamante ne diamètre 34 mètres la bu démarré à plus de 16 mètres nga xam ni tey jii boo doon évaluer coffrage bi il y a plus de 1800 mètres carrés de coffrage béton bi il y a plus de 400 mètres cubes de béton donc nekk woon liggéey bu yomb il fallait ñu trouver ay mécanismes ay méthodologies yoo xamante ne d'exécution préfabriquer li nga xamante ni moom mooy coffrage bi préfabriquer li nga xamante ni moom mooy ferraillage bi pour mën a accélérer travaux yi pour mën a egg tey jii fii ñu egg donc bi ñuy démarrer travaux yi on avait 8 chefs de chantier ak plus de 500
550 personnes ñoo fi nekkoon bi ñu demee ba liggéey bi commencé wàññeeku bu ñu paree li nga xamante ni mooy les dalles plates léegi six chefs de chantier moo fi nekk kii mooy chef de chantier principal Ibrahima Sakho. Donc actuellement on est à 390 presque 400 personnes ñoom ñoo nekk ci jumaa ji pour terminer li nga xamante moom la gros œuvre. Waaw on travaille 24 heures sur 24 mais actuellement dañuy liggéey ba minuit donc deux équipes la benn équipe moom mooy liggéey 8 heures ba 16 heures deuxième équipe bi day ñëw en renfort à partir de 15 heures ba 0 heure donc ñaari quart lañ ko def noonu la ñuy répartir liggéey bi soo xoolee bi ñu ko joxe dans sa globalité aussi dañ ko def ay chantier extension homme dañ ko def chantier boppam extension femme ñu def ko chantier boppam grande salle de prière ñu def ko chantier boppam bloc toilette ñu def ko chantier boppam donc chantier bu nekk jël beneen chef de chantier boo xamante ne moom moo géré minaret chantier bu nekk bu ñu ibbi am na chef de chantier bi nga xamante ne moom moo fa nekk conducteur travaux bi fi nekk notamment man ñooy coordonner loolu yëpp pour liggéey bi mën a dem ci kanam. man def naa ci métier bi plus de 44 ans ci métier bi mais volume mu jumaa bu toll nii musuma daje ak moom maa ngi doog a daje ak moom ba tax na système bu ñu doon liggéeyee lu ci bëri dañ ko changé dalles plates yi bari na ci lu ñu def préfa pour mën a dem ci délai bi ñu waxante woon ak commission bi coupole yi dañoo changé système de coffrage bi ñu doon def ak système de ferraillage bi ñu doon def parce que coupole bu mujj bi muy 34 mètres bi ñu koy defar panneaux yëpp dañ ko préfabriqué ci suuf matoon na 123 panneaux lépp dañ ko xalaat ci suuf préfabriqué ko ci suuf monté ko sur place ba mu mel ni mu mel même chose noonu la ñu def ferraillage bi dañoo defaroon aire de préfa ci suuf préfabriqué ferraillage bi di ko yëkkati par panneau moo tax ñu am possibilité avancement bi ñu am lépp. ñun suñu métier génie civil mi ngi ñu jàngal que ni bâtiment lu ciy def yëpp dañuy ñëw lu ñuy def ci liggéey bi ñun ñoo koy ñëw saytu ko donc saytu bi ci ñaar la saytu bi ci mi ngi ci plan yi ñuy wax plan béton armé moom mooy plan yi nga xam ne moom mooy ñuy permettre ñu mën a exécuter le gros œuvre donc beneen saytu bi aussi mi ngi moo nekk sur le terrain maanaam li ñu def ci plan yi li nga xam ne bureau de contrôle bureau d'étude bi def liggéey na ko ba pare bureau de contrôle bi ñëw valider ko est-ce que entreprise bi mi ngi koy def ci niñ ko valider donc ñun en gros suñu liggéey loolu la donc ñu ngi déparé ci fondement yi ba ci fondation yi ba ci kaw donc lépp loo xam ne luy béton wala luy fer bu ñu teg ci kii bi ci liggéey bi lu ñu fi def rek avant ñu koy couler donc ñun foog ñu ñëw xool ko réceptionné ko xool ba xam méngoog nag plan béton yi ñu validé donc ñun tamit dañuy saytu aussi plan yi nga xam ni aussi dañ ko yónnee des fois mu am ay problème des fois ñun tamit loolu suñu liggéey la bokk donc dañ koy xool ba saytu ko xool ba xam plan yi amul benn erreur ci exécution bi ñu nar a def waaw donc liggéey bi en gros loolu la donc on fait aussi des rapports journaliers et des rapports hebdomadaires yoo xam ne mooy permettre maître d'ouvrage bi ak ñi nga xam ne équipe technique bi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi ñuy mën a di xam suivi liggéey bi fan la toll. fa yaa hayyu yaa qayyuum ya allahu rabbana ilayka tawassalna bi xayril bariyati wa shafiu fiina fi liqaa'i wa kulluna siwal hibbi mawsuubun bi ru'billah. maintenant nag philosophie wu jumaa ji ci tabax bi mooy lépp luñ fiy def corps de métier bu mu mënti doon ku ko fiy def da nga war a ànd ak gone yi jàngal leen naka lañ koy defee parce que lu mel nii boo ko investir ci dëkk bu mel ni Sénégal problème bi ñuy yàgg am fii problème mu maintenance la maanaam ëllëgëm def lu mel nii ëllëg sa ñu naan defoon na fii la jaar fee la jaar fil ba de dem leen seeti diw moo nga dëkkoon Ndar moom bañ koy def fekkee na ko loolu xarala war na ko wees moo tax contrat yi ñu signé ak ñi fiy liggéey kenn ku ci nekk ci sa contrat formation gune yi ci la bokk formation bi nag pour que ñoom ñu am métier am lu ñu mën a téye ëllëg si biir ñu mën see sàmm seen diine ak seen ngor mais itam
ci ñooñu la ñu bëgg a recruter ñi nga xam ne ëllëg si biir ñoom la ñuy sant ñu entretien jumaa ji maanaam ki nga xam ne day installer sonorisation dañ koy booleeg ay gune yoo xam ne ñooñu lay àndal kooku dina xam fu fil ba jaar lu bu bleu bi lu muy tekki bu jaune ba lu muy tekki et cetera et cetera ba bu ñu demee ba war a soxla koo xamee ne kii kat moo war a des ci jumaa ji parce que dañuy am équipe boo xam ne mooy gérer jumaa ji ñu mën a jël ci ñooñu benn ñaar ñett pour que ñoom ñu mën a saytu li même chose ci climatiseur bi même chose ci électricité bi ak corps d'état bu mu ci mënti doon ba ci décoration loo ci xalaat rek jàpp nañ ne ku fi ñëw itam wax nañ la ko ne lii lañ lay laaj mais dañoo bëgg nga defalee ñu ko nii ànd ceeg ñii defee ko nii pour que ëllëg si biir ñoom ñu mën ko donc ci li ngay liggéey da ngay jàpp ne da ngay yóbbaale ñii te ñii la ngay def xamuñ ko donc il faut nga won leen ko foog nga jàngal leen ko maintenant bu lu weesu jumaa ji parce que itam fii dëkku Seydi Hadji Malick ci biir Tivaouane am na loo xam ne du rafet ñu def ko ci jumaa ji ba pare lii ko wër ñu bàyyi ko noonu moo tax jokkoo nañ ceeg kilifa yi suñu bàyyi encore une fois sëñ Babacar Sy Mansour yàlla na ko yàlla yokk wér jox ñu ci ndigal pour ñu wax ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk loolu ci wàllu gouvernement bi ba boo xoolee boo wëree Tivaouane di nga gis ne gas nañ fu ne loolu pour réseau d'assainissement bi la woon parce que dañu assainissement bi lañ doon mottali pour que quartier bi ñu nekk quartier suñu maam Seydi Hadji Malick ñu mën ko boole ci réseau d'assainissement bi maintenant loolu biñ ci waxee ñi ñu ci war a waxal dañ jàpp ne assainissement bi naam il faut que mu am mais boo paree assainissement il faut que ñu renforcer réseau ndox mi pas bàyyi ba gàmm rek ñu daal di def nii après xaaraat gàmm déedéet wax nañoo ñi ñu war a waxal dañu war a calculer waat réseau bi gas ay tuyaux suulaat ko pour que li nga xam ne def nañ ko fi ci forage ak ci château d'eau nit ñi mën ko yëg fa ñu toog seen kër bu lii yëpp weesoo ñu ngi ciy xalaat ci li ñuy wax ñun ci suñu ci tubaab le projet de territoire de Tivaouane parce que itam dañu jàpp ne rek Tivaouane yemul ci jumaa ji donte nag mooy élément central bi mais fàttali ne Tivaouane est commune de plein exercice depuis 1904 mais commune de plein dafa am lu mu war a àndal yooyu nag am nay kàngam yoo xam ne ñoo ma ëpp xam-xam fuuf ñu ciy liggéey pour que ñu am le devenir de Tivaouane au moins ñoom ñu xalaat ko ci ñaar fukki at ak juróom yi di ñëw ñu mën a wax ne fii ak fii ak fii la ñu war a jaar yoon yi la ñu war a jaar fii la ñu war a def tali fii la ñu war a def hôpital fii la ñu war a def nangam ak nangam. fa ya rabbana isrif ilayka xawaatiri bi jaay nabiyin lil bariyati rahmati fa ya hayyu ya qayyum ya allah rabbana ilayka tawassalna bi xayri bariyati wa shafi'u fina fi liqaa'i wa kulluna. J'ai commencé avec faire des parasols pour les mosquées en 1986 et 7. C'était les premiers projets de Médina, dans les parasols dans les cours, dans les haswa. Et c'était un projet qui a changé toute la scène des parasols. Après 10 ans, on a commencé avec les parasols de Tivaouane. Et je suis très fier et très content que ce sera ici avec les frères de Tijaniya. Parasol yi mooy esplanade bi xam nga maa ngi la wax ne 10 000 mètres carrés la ñu am ci bâtiment. Surface su terrain bi yëpp 22 000 mètres carrés donc esplanade bi di 12 000 mètres carrés esplanade bi yëpp la ñu prévoir ay parasol comme ya ngeen gis ci Médine yuy ubbeeku ci suba di tëju ci ngoon nuñ ko buggee pour au total fanweeri parasol day couvrir esplanade bi yëpp fi ñu toll dugg nañ ci loo xam ne war nañu commencer fukk yeggali yeneen ñaar fukk yi ci des mais yëpp ci biir esplanade bi lay nekk. li ngeen di gis nii boo ko seetloo mooy soroor bi ñu fi fekkoon ñu toj ko defaraat ko li ngeen di gis nii mooy li nga xam ne mooy marqué xibla bi parce que la ngeen gis fële mooy mihrab bi
fi nga xam ne imam bi fa lay ne moom it fa mu ne la nekk ci suuf la nekk sa càmmoñ dafa am place am moom bureau bibliothèque li nekk ci ndijoor bi ñu jagteel ko sëriñ bi bu wala moo julli wala yu mel noonu mu foofu lay ne la ca wàll ga dañ ko def benn centre médical boo xam ne ku fi am tolof-tolof balaa dara ñu lay yóbbu fenn ñu xool la fii prévoir nañ si sax lu mel ni défibrillateur ba ku am lu mel ni AVC ak yooyu balaa ambulance keneen di ñëw ñu jublu si yow dañ fi am aussi ay médecins ay infirmiers yu fiy nekk en permanence saa ñu si war a julli li nekk ci kawam ay bibliothèque la yoo xam ne mën nañ ko utiliser nit ñi di fi ñëw di gëstu xam-xam la ca kaw nag mooy les locaux techniques moo xam saalu vidéo saalu sonorisation saalu télévision ak yëpp moo nekk ci kaw. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gis ngeen ñi nga xam ñooy le technique yi nga xam ne ñooy yor lépp loo xam dafa aju ci jumaa ji Jamaatu Nour al Sunniya tàmmaloon leen plateau télévision yoo xam ni dañuy toog ak yéen di wax indi architecte yi ñu ni wax day tungoom jëf moo tax ñu indi leen wax leen fan lan toll ci jumaa ji njaw des naw xambin ku gis li fi ne gis li techniciens yi wax ak li ci war a aju yëpp war na noo jàpp ni taalibe bu ne jullit bu ne war ngaa mën a dugal sa loxo ci jumaa ji defar sa beneen tolluwaay jëme ci jumaa ji nga xam ni sëñ Babacar Sy Mansour moo waxaat ñu yëkkati ko sëñ Babacar Sy Mansour nag xeebul dërëm xeebul milliard ndax xam na payuk yàlla du jullit jël alalam def ci jumaa wala ci jàkk kon mbokk yi gis ngeen sànq ñi nga xam ñoo yor parasol yi signé ak Jamaatu Nour al Sunniya pour ñëw taxawal parasol yi fii ci jumaa ji gis ngeen ñi yor lépp loo xam ni climatisation la gis ngeen ñëpp ñu yor yi nga xam mooy robinet yi indi ndox mi ak li nga xam ni mooy toilette souterraine yi nga xam dañ koo def waxoon nanu ko gaa yaa ngi koy jëf kon mbokk yi wax day tungoom jëf moo tax Jamaatu Nour al Sunniya indi leen lii nga xam ni tey jii mooy taxawaay tolluwaayu liggéeyu jumaa Tiwaawan sëñ Babacar Sy Mansour yàlla na fi yàgg te wér ànd koog sëñ Maodo Sy Dabakh mi nga xam ni tegtale na nan la nit di fonke waajuram sëñ Babacar Sy Abdou ak njaboot yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér yàlla nañ dund ba ànd ak xalifa bi ci ubbite jumaa ji ay ati at ba sos yeneen ñi ngi ñaan waa Jamaatu Nour al Sunniya yàlla dëgëral leen te sàmm leen waaye mbokk yi ku amati sa dërëm ku amati sa téeméer bu kenn xeeb dara sa 1000 francs ba ci 1 milliard dugal ko ci jumaa ji kon mbokk yi lii moo doon tax ñu doon woote tey indil leen beneen système boo xam ne dañ leen di won fan la liggéeyu jumaa ji toll ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaax ñëpp ku ne dugalaat sa loxo sa poste indiwaat ndax jumaa ji teel a àgg ñu ànd koog sëriñ bi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wa daawuda yaquub suleymaana yuusufin wa isxaaqa ismaaciila ilyaasa junnati wa muusaa wa haaruun wa ayyuuba walyasaa wa dilkifli yaxyaa zumma iisa alwasiilati kadaa zakariyaa shucaybun wa saalixun تقينا رد الدارين من كل وحدة ومن آل بيت المصطفى جم شملنا لأصحابه كشف الشداد المهيبة بأقمال بدر يا إلهي وسيدي وبالمال الأعلى شمل كل أمتي إلهي يا مولاي بالأرض والسماء وما حوت بلتشنا كل علتي لك الخلق يا مولاي والأمر كله ولا تكلن أمري لغيرك ذقتي مشارب للحضرتين لتسخنا أذن بغياب القلب مع كل قسوتي مدى الدهر والأيام والذنب حاصل وصاع غراب البيت معلم رحلتي مدى الدهر والأيام والجسم عابد
سوى الله والرحمن خالق جثتي مدى الدهر والأيام والقلب شاكر سواه منه ارتاح قلب معيشتي مدى الدهر والأيام والذنب حاصل على أنني مملوك نفسي وشهوتي على عمر ولا مستطاع رجوع هارب ما إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون